voilà donc dañ koy dooree coow lu mujj li am démb rek ci ñuy wax naan leader de l'opposition bi ñu ne li ëpp ci ñi ne ci opposition bi jàpp ni ki ñuy wax Idrissa Seck jiite parti Rewmi moom mooy leader bi ndax fi nu ko teg rek mooy ci élection yi ñu mujj moo nekkoon deuxième waaye am ñu ne le président Ousmane Sonko mi jiite seen maanaam parti boobu di Pastef moom il a porté son choix ci Abdoulaye Wade naka la mbir moomu demee ndax mën nga ñi ci indil ay leeral. waaw damay tàmbali rek di xamal ne sénégalais yi ñuy seetaan ne li ñu wax ci mbir moomu démb ci média yi amul lenn lu ci maaseeg li nga xam ne moom moo am ci réunion bi nga xam ne am na dimanche bi passé te ma teewaloon fa Pastef man ak sama naataango parti ñi wax loolu soit liñ ci jublu mooy xaajale opposition bi wala dañuy doon ay nit ñoo xam ne xamuñu ni front de résistance nationale di doxee front de résistance nationale ci ni muy jëlee ay décision vote bokku ci maanaam mosuñoo def vote bi ñu tàmbalee lii di dialogue politique bi à chaque fois ñu yegg ci tomb boo xam ne dafay laaj kii di coordonnateur u front bi di Mokhtar Souran mu laaj xalaatu leader yi da koy def su ko defee ba pare nag daf ñuy woo ñun ñi nga xam ne ñooy plénipotentiaire opposition fële ca dialogue politique ba mu xamal ñu ne ginnaaw ba mu laajee xalaatu leader yi kat li jàngat bii la am ci liñ ko wax mu laaj ñu ñun ñi nga xam ne ñooy techniciens yi lan moo ci suñu xalaat su ko defee ñu def tour de table ku ne wax ci li mu xalaat ñu sukkandiku ci loolu ñu synthétiser benn position ñu daal di ko jébbal groupe bi pour bu ñu demee ca commission politique ba ñu défendre ko foofu. dimanche bi passé looloo am ginnaaw ba mu amee boo leen xoolee li ma wax ni sa moom ci communiqué bi nga xam ne Mokhtar Souran génn na ko ci tomb boobu li ñu ci wax mooy opposition amu ci position bu précise donc bu ñu wëlbatikoo ñu ne dañoo voté kii votel kii ñi ëpp ci vote yi ñu votel kii loolu dafa maase wut ak li am point bi nag dafay baax nit ñu xam ne moom moo nekkoon objectif spécifique 4 le fait que ñu xaar ba léegi di ko traité li muy tekki mooy point la boo xam ne bañ ko njëkkee soulever li am barki démb li am démb ci média yi loolu lañ fa gis moo tax ñun Pastef bañ ko tegee ci table bi dañ leen ne nañ def très attention ci point bii parce que tomb la boo xam ne li ci nguur gi jublu mooy diviser mooy xàjjale opposition. lan moo ci seen position yéen waa Pastef. suñu position mosut a varié ci point boobu dañu jàpp ne du priorité sénégalais yi parce que sénégalais tey li leen gën a soxal mooy. mbas mii nga xam ne moo nekk ci réew mi naka lañ ko fiy jëlee li leen gën a soxal mooy guuta gi nga xam ne président Macky Sall dugal na leen ci naka lañ ko fiy jëlee ñu jàpp ne bu fekkee dialogue politique la li war a gën a soxal opposition bi mooy fexe ba fichier électoral bi nga xam ne moom la ñu organiser élection yi passé ñu fexe ba càmbar ko ba am fichier électoral boo xam ne mën nañ ci organiser élection yu mucc ay ñu jàpp ne puisque tomb la boo xam ne aussi moo ngi ci constitution bi te faw ñu jëfee ko ñu ne bu ñu demee bay tànn nañu ko jaarale ci assemblée nationale comme ni ñu ko ràññeewee ci réew yu bëri yi nga xam ne lii di chef de file de l'opposition am na foofu parce que dañu jàpp ne assemblée nationale mooy bërëb bi nga xam ne négociation liy judd ci négociation yi am entre nguur gi ak opposition bi dafay am njeexintal ci loi yi nga xam ne dañ ko fay voté donc foofu moo gën a pertinent pour choisir lii nga xam ne moom mooy chef de l'opposition ñu jeexal ci mbir mi ne bu fekkee mënuñu déggoo ci élection bi nga xam ne foofu la ñuy basé pour tànn chef de l'opposition bi nañu fexe ba liñ ciy décider comme niñ ko ni mu demee ci yeneen tomb yi nekk ci dialogue politique majorité bi ñoom kan lañ tànn majorité bi ci seen jotaay waxtaan woowu noonu parce que yéen am ngeen seen position mais majorité bi ñoom kan lañ tànn ci kan lañ porté seen choix. non front de résistance nationale comme ni ma ko waxee léegi foofu duñ fa raisonner comme majorité peut-être waa pouvoir bi. mais il y a un choix dinañ am kuñ tànn kat kii leen gis ni kat na war a jiite maanaam opposition bi. comme ni ma ko waxee front de résistance nationale. amul majorité parce que foofu vote amu fa. xam nga fi vote amee am na fa. soit amu fa. vote bi fan la amee kon. vote amu fa moo tax ma ne la li ñu wax ci presse bi barki démb. ci barki démb yaakaar naa. barki démb ñoom Idi lañ tànn yéen ngeen tànn Abdoulaye Wade. loolu du dëgg maanaam loolu ñu wax naan ñii Idi la ñu tànn ñii Ousmane Sonko Abdoulaye Wade la tànn. est-ce que nekkul liñ tànnul seen leader ñu wax Idi moo tax quelque part yéen ngeen rejeté. xëy na position mais dañoo tànnul kenn ba pare damay leeral ci loolu. ñun amuñu. benn problème ak président président Idrissa Seck. ah parce que quelque part aussi am na coow lu ci am ndax da ngeen voilà lan moo xew exactement. coow amu ci dafa am ay nit ñoo xam ne li leen tax a jóg mooy xàjjali opposition bi ñun dañu jàpp ne li am démb. ci ñooñu la jóge
parce que kii di président Idrissa Seck acteur majeur alternance 2000 la ne serait-ce que ça rek ñun dañ koo war a jox cër te jox nañ ko cër bu mat sëkk nit la koo xam ne am na li mu sénégalais yoo xam ne gis nañ seen bopp ci ni muy doxalee ak taxawaay bi mu am kon nit la boo xam ne dañu am respect bu mat sëkk ci moom amuñoo ak moom benn xaar ma yàlla amuñoo ak moom benn problème parce que ñun li ñu soxal mooy fexe ba opposition bi doon benn dànkaloo doon benn ñu fexe ba dialogue bi nga xam ne ñoo ngi ci muy dialogue politique bi ñu am ci fichier électoral bu mucc ayib jóge ci ak kuréel yoo xam ne dinañu am indépendance bi ak autonomie bi pour organiser Sénégal élection yoo xam ne buñ ci paree ku ne day nangu résultat yi ñun Pastef loolu moo mos a nekk suñu position dañu mos a jàpp ne loolu buñ ko amee ci dialogue politique bi réussir nañ ko mais kan mooy jiitu diw ak kan mooy jiitu diw loolu mos a nekk suñu position moo tax damay jeexal ci tomb boobu dañu ne puisque ndogal yi nga xam ne jël nañ ko ci dialogue bi amu ci benn boo xam ne dafa régir ay situation yu ko jiitu dañu ne bii tamit lépp luñ ci mënti trouver nañu xaar ba élection yi di ñëw ñu soog ci décider ñu jàpp ci tamit ne ginnaaw élection yi nga xam ne yi ñu jógee ay élection yu doy waar la ñun jàpp nañ ne mënu tam nekk ay élection yoo xam ne mën na ci sukkandiku pour ne kii moo jiite élection yi kii moo jiite opposition bi parce que boo xoolee élection la yoo xam ne nguur gi fi nekk fexe na jaare ko ci yoon waaye ci parrainage bi ba ay leader yu bëri ci opposition bi bokk ñu ci. tomb parrainage bi sax dafa mel ni yow ndax ànd nga ci dàq giñ ko dàq ci lii nga xam ne ñu ngi ciy jëm di élection locale yi. tout à fait man ñun dañu ànd ci suppression locale yi mais waxuma la suppression bi rek mais parrainage bi ni ko nguur gi doxalee dañu jàpp ne fokk ñu seetaat ko bu baax a baax. naka la ñuy seetaate mbiru parrainage googu. parrainage bi ñëpp d'accord nañ ci ne ni ñu ko doxalee ni ñu saytoo parrainage yi opposition bi déposé ci conseil constitutionnel nañ ko saytoo c'est pas transparent nguur ga ba mu koy doxal tamit waxtaanu ci opposition bi boo leen fàttali ko jour bi ñu koy voté ab manifestation bu rëy moo amoon Dakar te dañu jàpp ne lépp lu jëm ci élection ci règle électorale yi war nañu fexe ba am ci ay consensus parce que buñ ci amul consensus li muy jur rek mooy nit ñu fal la opposition bi wala lim bu takku ci Sénégal bu wëlbatiku ne gisuñu seen bopp ci sa palin te njiit boo gis dafay am solo mu am li ñuy woowee légitimité parce que légitimité boobu moo lay permettre yow ci li ngay woote askan bi mën la cee fekk moo tax ñu jàpp ne parrainage bi war nañ ko càmbaraat waxtaanaat ci opposition bi déglu boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu filtre électoral ñu xalaat ci ay pexe yoo xam ne dinañ am parrainage boo xam ne bu ñu ci jaaree ba pare kenn du taxawaat ne dañ ko boddi parce que tout simplement ni yëf yi demee jaarul yow. alors élection locale yi juin lañ ko jàppoon ñu pousse ko ba mars 2021 ndax jàpp nga ni war nañ ko mën a reporter waat. lan moo ci sa gis-gis. dañu jàpp ne tey amul lenn nguur gi mënta sukkandiku ci lenn pour dàq date élection yi ci jëmmi jamono li tax ma wax ko mooy bu fekkee dañu ne faw ñu càmbar fichier électoral bi évaluer processus électoral bi tàmbalee ko 2016 ba 24 février 2019 bu fekkee loolu la dafay baax sénégalais yi xam ne loolu amoon nañ ci accord depuis le mois de janvier bi passé janvier 2020. ba ñu jébbal ko président Famara Ibrahima Sagna fa ñuy waxtaanee tamit lii di ministre de l'intérieur day teewe waxtaan yi donc amul lenn loo xam ne nguur gi umpale na ko ci donc dañuy jàpp ne bu fekkoon ne ñoom dañu nekk ci ay dispositions respecté date bi ñu xam ne moom la ñu mujjee joxe. nii da doon fekk ñu recruter cabinet yi nga xam ne ñoom ñoo war a càmbar fichier électoral bi ak processus électoral bi bu loolu weesoo tamit ñun dañu jàpp ne démocratie dafa am loo xam ne loolu lay doxee. démocratie boo xam ne mënta respecter le calendrier électoral mënuñu sàlloog date yi nga xam ne moom la acteur politique yi jël démocratie boobu matam des na te jàpp naa ne tey sénégalais yi mérité wuñu lu mel noonu donc dañu war a xam aussi ne date yi ñuy choisir du dépendre ci opposition bi moo ngi dépendre ci président de la république parce que moom la yoon ngàll ci loo xam ne moom moo war a jël décret bi nga xam ne mooy fixer jour scrutin bi te li may wax ni boo demee ci article L63 bu code électoral ñoo ngi ko fay wax bu leer a leer donc dafay baax ñu respecter calendrier électoral bi parce que bu ñu demee ba respecter tuñu calendrier électoral bi dañuy jëm ci kaw électoral. mais jàppoon ni nga baal ma jàppoon ni président de la république ñu fas yéene pousse locales yi ak ci contexte gi ñu nekk ni ndax xam nga ni réew mi mbasa ngi fi ndax jàppoon ni tamit xel nangu na ko lu rafet la. dama jàpp ne li xew ci yeneen réew yi tey réew yu bëree yoo xam ne dañoo fixé woon seeni date avant mbas mi di ñëw ci àdduna bi ñu bëri ci ñoom dañ koo respecté yaakaar naa lu Côte d'Ivoire mën a def Mali def ko réew mu mel ne Biélorussie def ko Sénégal war na koo mën a def dama gëm ne li sénégalais yi di def ak dajaloo yi ñuy dajaloo ci car rapide yeeg bus yeeg yu demee noonu duñu ko def ci jour vote ba mën nañu aussi nangu ne président dafay jël mbas mi
comme prétexte te ci moment boobu ay jegeñaaleem ñoo ngi dem ci ay xew ñoo ngi def ay meeting. lan nga bëgg wax foofu. li ma bëgg a wax mooy nit ki looy woote dañ koy wuyoo mënoo wax ñenn ñi mënoo tere nit ñi lii ba pare yow di ko jëfe lu ku ma ndey ku ma amul ndey boobu ñun duñu ko nangu mënul wax ne duñu organiser élection yi mais ci moment boobu ñoo ngi gis ay responsable di dem ci ay xew di def ay meeting di dem di saafantoog seen ay responsable di distribuer ay vivres ak yu demee noonu loolu duñu ko nangu il faut ñu yemale sénégalais yi moom moo ne nañu jàng dund ak mbas mi jàng dund ak mbas mi nag li muy tekki mooy waruñoo tere ñu def li nga xam ne moom lañ doon def te bokk na ci loolu mooy bu élection jotee képp ñëpp dem élection ku wóolu sa bopp déposer sa liste te wax ak askan bi bu tànn jotee ñu tànn la. ok ku wax élection moom mënoo ñàkk ba ñu tudd